maa ngi ziar di nuyu ñëpp di wax ne di leen masawum tiit parce que soo xëyee am sa doom joo xamoon yar ko xam na mu mel ñu xëy nga dégg ñu wax ay accusation yu rëy ci moom mooy ay nit jëkk ñu ne maire bi day décaissé na 25 millions détourné na ko jël na ko mu nekk accusation yu rëy donc day laaj du pour ñooñu moo tax ñuy wax waaye respect à la population yi nga xamante ni dañu yor seen alal donc obligation de rendre compte ñu leeral tuuti ci mbir yooyu parce que su fekkente ni dañu nekk ci commune su événement yi di ñëw lu mel ni tabaski dañ ñaan war nañu dimbali nit ñi ñu tudde ko secours yooyu dañ ñaan ñan la ñuy ciblé ñu ñuy ciblé mooy dañuy xool ñu ne am na ñu ñëw fii def seen demande ñaan secours ci tabaski dañ leen di jël am na ña nga xamante ni ñu ngi ci suñu banque de données xam nañu ñu ngi ci dëkk bi xam nañu lu ñu mën a lu ñu mënul te yàgg nañu fi ñëw di laaj ndimbal dañ leen di dugal ci biir am ñeneen ñi nga xamante ni dañu ne ñu ngi ci koñ yi mën na am mënuñu ñëw mairie wala xamuñu lu fi xew donc nañu fexe ba ñoom it ñu bokk ci biir ñu ne bon conseil municipal yi kenn ku nekk ci koñ bi nga dëkk parce que ku ne rek am na koñ bi mu dëkk bokkul ak moroomam ci koñ bi nga dëkk da nga fay xool juróom ñi nga xamante ni seen loxo jotu seen gannaaw soxla na ñuy ndimbal ci tabaski nga dem ci ñoom wax ak ñoom ñu jox la seen photocopie carte d'identité nga indi ko ñu boole leen ci ndimbal donc suñu dajalee yooyu yëpp war leen dimbali dina nekk la nga xamante ni day weesu alors ay junni nit dina mat junneex juróomi téeméer ba ñaari junni ci ay nit su fekkente ni loolu ñun am nañ ko ci ay nit département de Pikine bi am na 16 communes yu war a dimbaliwaate ville de Pikine war a dimbaliwaate waaw léegi su fekkente ni ñi ñooñu soo leen boolee dina mat 500 000 personnes maanaam juróomi téeméeri junniy nit suñ leen yónnee ñu war a dem perception war a récupérer seen aide muy ñaari junni wala ñetti junni juróomi junniy nit ñu dajee bunte perception ñu ne gannaaw suba la Tabaski war a farang ñetti fan ba ñeenti fan juróomi téeméeri junniy nit laa wax 500 000 personnes à peu près ñu war fa dem maanaam mairie bu nekk jël ñi mu war a dimbali yebal leen fa ak mairie ville ak yëpp du sotti mairie yëpp lu ñuy def mooy dañuy éviter les petits engagements maanaam man su fekkoon dama jëmoon ci Tabaski ñi ma war a dimbali yëpp ku nekk ma defal la këyit signé la sa engagement nga dem dinaa signé lu ëpp ñaari junniy engagement ku nekk war a dem maire bu nekk def loolu donc ni ñuy def mooy dañuy def de gros engagement mooy ñenn la ñuy jël ci ñoom ñu defal leen engagement yu mag ñu mën a génne te ñu mën a dem jël ko engagement yooyu bu ñu koy def du passé 250 000 mooy plafond suñu demee ñooñu bu ñuy jëlee loolu dañuy defaat redistribution parce que woowuñu leen pour kenn ku nekk ñu jox la 250 000 déedéet waaye comme ñëpp mënuñu jël dem jëli ji il faut que mu am ñu dem jëli suñu ñëwee ñu defaat redistribution ñu ñuy def redistribution mooy dafa am ña nga xamante ni dañuy am commission boobu kat maire gisul xaalis jéglu xaalis nangu xaalis danaan su ñëwee yéen ñi mën ngeen defal maa ngi dégg ñuy accusé ñu ne commission boobu dafa am ñu dugg te duñu ay conseil commission boobu damay leeral ne kenn waxul maire na ay conseil donc ñoo ko war a ne maire nag moo leen di nommé par arrêté municipal ne ñii laa jël commission de réception moo xam tey réception provisoire définitive réception matérielle réception xaalis bi ñu war a jot wala distribution wala dara di ñëw commission boobu maire mën na xal ñi nga xamante ni ñoom la jël ñu def c'est pas obligatoire pour mu nekk ay conseil kese donc ñi ngi wax loolu ma leeral leen ci loolu beneen bi mooy bi ñu ñëwee on fait redistribution waaw léegi su fekkente ni conseiller bu nekk am na ku mu proposé redistribution bi ñëw ña lay ñëwal nga signal ñooñu indi nga seen photocopie carte d'identité nga dem joxel leen conseil bu nekk sur les 70 conseillers ku nekk indi na juróom kenn moom mu wóorul mais ku nekk indi na juróom bu mu néew ñu joxal nga dem jox waaye léegi li may dul comprendre mooy mu mel ni ñu joxe woon nag ci penc mi ñu ne borom dëkk bi dama rey nag bi séddale ko waa dëkk bi yow mi nga xamante ni ba ñuy séddalee jox nañ la ay nar nga yóbbu ñu ci war a am nga xëy bés na nag wa kat kan rayu ko dañu koo sàcc yóbbu ko te yow mi wax loolu ba ñuy séddale yow yóbbu nga juróomi nar jox ko seen ay borom soo xëyee bés na nag wa dañu kaa sàcc yóbbu ko kan rayu ko fa mu war a deewee problème day am ani détournement bi ñuy wax ani décaissement bi est-ce que maire mën naa décaisser nañ dem jàngi décentralisation
maire du décaisser décaissement dafa am fu muy jaar maire il est l'ordonnateur comptable bi moom mooy décaisser perception la ñuy décaisser te dafa am ay normes yu muy laaj donc maire du décaisser bu ñu ne maire décaissé na 25 millions détourné na ko te 25 millions yi ba ñu koy joxe sa ña ko doon joxe si nga bokk bi ci des mooy est-ce que ñiy wax loolu ne maire jël na 25 millions yi est-ce que ignorance la wala maa tay la wala bëgg ñu wér la su fekkonte ne dëgg la dama dégg yenn journalistes yi ñu ne Fronde am na maire Mbao moo tax may leeral na Fronde amu fi juróom benn conseillers yu taxaw la ñu nga xamante ni ba maire bi taxawee ba léegi dañu yor ay ordre pour déstabiliser pour bloquer. mais ordre boobu fan la ñu yegg fa laa jëm si ordre boobu kii jiite mbir yi soo ko xoolee c'est le chef de cabinet du ministre de l'environnement et du développement durable muy Cheikh Diaw moo jiite loolu bu fekkoon ne dañ dem ba tey ñu gis lu leen jaaxal ñu siisu taxaw maire bi divisé wu ñi taxaw ni ñi taxaw ne lii war na am li la warul am su boobaa dañu naan Fronde am na Fronde amul ay nit ñu fi nekk la depuis le maire nekk maire ñu ne dinañu fexe gàllankoor doxinu maire bi amul lu ñu fexewul pour bu ñuy voté ñu bloqué may nañ ñu xaalis mu jóge ci nguur gi ñu war ko voté pour nangu xaalis bi ñu ne ñun voté wuñu may nañu ambulance ñu war a voté acceptation de don ñu ne ñun duñu voté loolu bon kooku tey leneen moo ko tax a jël fexe nañu sax wax ak conseil pour ñu bañ a ñëw conseil pour du ñu am quorum su ko defee kenn du voté bi ca Mbao lépp bloqué donc ñi jaar foofu ñëpp mu am ku leen ko sant ñu xam ko muy Abdou Karim Sall di ministre de l'environnement et du développement durable kii jiite loolu ñuy wax nekk son chef de cabinet man du ma wax ak xale yooyu ndax ñoom xam nañu lay xew ndax problème bi posé woon nañ ko plein conseil municipal ñu waxtaan te ki ko posé mooy madame Dia moo ne lan moo tax ñii demuñu jëlee ñii xaalis bi fi lay jege ñu leeral lépp ba mu leer conseil municipal yëpp tàcc ñu ne bon ñii day demee mu leeral ñëpp tous les conseils municipaux de Mbao ñu ngi may dégg ne lii waxoon nañ ci biir conseil donc ñoom xam nañu luy xew Abdou Karim Sall su fekkente ne ñu ngi dox si loolu boobu ba léegi ñu dem ba toll fii lu nekk jaar def na ko jàllul dañu ne nag nit suy jéem ci yow dara bu sottiwul day xool ci di gën a jege mu jaar fa moo tax yaa on ami ba nga xamante ne su ma yaayam masul jaar si turam sama doom la koy woowee fu ma mas a présenté damay wax doom ndey kooku tey doom jabaram moo nekkoon ci biir administration bi mu gis noonu ñuy doxale te comprendre na day am redistribution mu yaakaar ne am lu mu jàpp mu dem wax ko jëkkër yi ndax Abdou Karim Sall fexe na ba am jëkkër yi si wetam ba defal ko lépp pour rek mu mën a mener benn combat à sa place donc kooku su demee ba génne benn document bu ñuy génne na maire moo def lii document bi amul cachet maire yi amul signature maire yi document boobu kan la engagé donc moi je crois que il est temps que aussi nit ñi ñu bàyyi li ñuy def politique la parce que moi je me dis que Abdou Karim Sall bi ñu ko falee mu nekk ministre man bokk naa si ñi ko jëkk félicité dama ko woo jërëma ma félicité ko bàyyi ko su boitam bind ko message dem ci net bi félicité ko au nom de tout Mbao mais la ma ko doon félicité c'était pas pour ses beaux yeux c'était pas que moom am na non dama jàpp ne Mbao moo am la mu soxla woon ndax Mbao dafa am lu mu soxla woon ñu sonn ci environnement mu am lu bari lu koy xaar ci environnement mu dem ba nekk ministère de l'environnement donc tey Mbao a besoin d'autre chose Mbao a besoin de sérénité Mbao a besoin de paix sociale Mbao a besoin de collaboration pour doomam yépp doomi Mbao yépp lu ñu mën ñu def ko ci kii bi Abdou Karim Sall bi ñu ko namee mu nekk ministre de l'environnement xanaa xamul na Mbao am na dex nga xamante ne foo nekk buse suñun nekk chance suñun dex boobu ñu ko doon xaar pour mu drainer ko def ay écluses au niveau de la mer pour dex bi mën a am échange avec la mer ñu drainer ko def ci ay bordure waaye fexe ba nga xamante ne dex boobu ña fay sotti ay ndoxu foos mu arrêté ndax moom moo yore ministre gendarmerie de l'environnement moom la ñuy déglu waroon na fexe loolu tey mu dañ waroon na fexe dex gi ñu dragué ko waroon na fexe dex gi am pont population yi am fi ñuy jaar mu nekk dex ba nga xamante ni day nekk chance su ñun muy le marigot de Mbao waaye hélas marigot bi loolu amu fa ñu am une forêt classée est-ce que xam nañ histoire forêt classée bi loolu mu yor noonu forêt classée ay garab yoo xam ne ñu ngi ko planté depuis 1930 garab yi tey amatuñu doom yoratuñu parce que ils sont plus productifs mu waroon fexe def régénération bi fexe jëmbat ay darkase ay garab yu bees yi nga xam ne dina tax forêt Mbao dina am garab yu produire ba doomi Mbao mën fa dugg ëllëg di am lu ñu yëngutu mu di leen jariñ ñu doon ko xaar ci loolu defu ko ñu doon ko xaar ci le petit bois de Petit Mbao anti croisement Petit Mbao ba Promocap
presque une quinzaine d'hectares ay fonctionnaires séddale ko ñetti nit ay titres fonciers ak ay baux ñu loolu tey population doon ko xaar pour def fa seen ay hôpitaux def fa centre commercial def fa un deuxième lycée ak yeneen ñu jël ko séddale ko ñetti nit moom mooy ministre de l'environnement ñu doon ko xaar pour mu régler suñu problème boobu Abdou Karim Sall gisuñu ko foofu ñu doon ko xaar ci avancée de la mer mu yàq suñu ay kër te amuñu fu ñu jëm mu def ñu ay propositions ñu xam ne lii la war nañu ko am ci avancée de la mer la lutte contre l'avancée de la mer on l'entend pas sur ça. toujours day am ay dégagement de gaz ammoniacal ay ammoniac bu bon bu ñu ICS di xëpp ay ndox yu ànd ak acide ci suñu biir géej yàq géej gi yàq plage bi rey jën yi tey moom mu nekk ministère de l'environnement war ci fi waaye aussi ñu am lu mel ni SAR su wet gi gis ngeen temps yi passé mu sotti ay hydrocarbures ci biir géej gi ba kenn mënatul woon dem ci géej gis ngeen ay fu mel ni Senta mu jël ndoxam bu bon di ko sotti ci lii wër Petit Mbao ak le quartier de Mbao Pël kenn mënu fa nooyi ñii di feebar loolu lépp mu nekk ay problèmes yi nga xamante ni dafa jëm ci li nga xamante ni mooy environnement waaye aussi qui parle de l'environnement parle de développement durable parle du changement climatique qui parle de changement climatique xam ne inondation li ko yokku indi mooy dérèglement bi nga xam ne changement climatique moo ko indi inondation yooyu qu'est-ce qu'il nous propose tout simplement il nous amène 2 petites motopompes indi ko ci dëkk bi su maire wala pompe fi mu jëkkante ak moom def fi indi ay problèmes yu kenn xamul on l'attend sur des solutions justes et durables pour Mbao et pour le pays parce que moi je me dis que su fekkente ni dañu am lu mel ni suñu benn ministre bu nekk fii lan la nekkee à Mbao parce que Mbao tey dafa nekk une bombe à retardement dañu am ICS à côté ICS dafa am 3 sphères ay manda ya nga xamante ne benn bu nekk am na 9000 mètres cubes d'ammoniac ñett yi nekk 27000 mètres cubes d'ammoniac ñu di ko def ci benn température bi nga xamante ne -2 ou -6 degrés pour ammoniac bi bañ a exploser waaye miiru ICS la moo fa sës SAR moo fa sës te gisagoon temps yi paliplane yu SAR mu tàkkoon côté Yaraax tey su loolu arrivé woon ci Mbao ba tey mu tàkk ba ammoniac boobu nekk à côté ñu war ko refroidir à -2 degrés problème dafay am ndax su boobaa neexul ba neexul manda yi day exploser problème day am waaye à côté ñoo am ay usine gaz ay Vito gaz ay Shell gaz ay Touba gaz yépp ñu nekk ci wetu ICS ammoniac moo fa nekk qu'est-ce qu'il nous propose pour ça on ne sait pas donc on attend Abdou Karim Sall sur cette bombe à retardement waaye su fekkee da nga jël pouvoir boobu def ko pouvoir def ko arme di ci xeex waa dëkk di ci xeex maire mu la yitteel tey na xam ne su amee lu mu war a def ci dëkk bi ñëw wax si ak ñun dañu ciy ànd ak moom def ko suñuy paree ne ko jërëjëf yoon moo tëral ne képp ku am loo bëgg a def ci benn commune da nga ciy waxtaan ak moom même état su amee benn projet bu mu war a def ci benn commune dafay laaj avis maire moom ministre këram gi mu jënd ay millions dëkk fa su fa bëggoon yëkki benn néeg day ñëw ci maire laaj ko autorisation waxatuma laa nag mu dugg ci domaine bu maire yor muy école muy cimetière muy leneen leneen nga ne dama fay def dara te du ma wax ak maire du ma ko tàggu faalawu ma ko lu ma neex laay def uniquement lenn moo la intéressé soo ko commencé def maire daw ñëw taxaw ne la kan mooy def waroo ko def jaaroo fi nga war a jaar nga ne population bi gis ngeen lépp lu mu war a def rek moom moo ma koy teree def loolu moo tax mënuma fee def dara c'est tout ce qui l'intéresse donc duñu bëgg mu jël auteur mu nekk mag bàyyi li muy def yàlla def na dem nañu élection battre naa ko te suñu delluwaatee élection ñu battraat ko bu gën a bon na gëm yàlla ne xam na ñoo fi nekk li mu mën a dimbalee Mbao mu def ko jaare ko fa mu ko war a jaare ëllëg bu élection ñëwee su ko neexee mu tendiraat lay mais yàlla defaat li ko neex donc li may terminer mooy mu arrêté tooñ bi sama benn maam ne na ma feex tooñ xeewul fayu du xewi te feex mu ngi ci lu mel nii nag on l'attend sur le terrain parce que il faut que le président de la République état bi ñu xam ce qu'il fait parce que koo xamul fu mu yenoo nag mënoo kaa yennu te waxu la jàppal ñun xamul fu ñuy jógee xamul lu ñu yor bon dafa war a teew bon comme nag yu ñu wax ne maire moo ko jëloon yóbbu leer na si bopp ñépp ne nag bi si penc bi la ñu ko reyee pour waa penc bi te ñoom bokk nañ si ña ko doon séddale bon xam nañ ne wax ji ay nar yi nen la képp ku ma sa waxoon loo ma ci warul wax nag te xamuloo maa ngi lay jéggal bu baax a baax a baax jàppale wuñu ci kenn dara waaye ña ko def ci kaw santaane ñu xam ne Abdou Karim Sall mu leen koy sant ñu accuse ma de décaissement de 25 millions et de détournement donc de vol je vais déposer plainte contre ñoom mu leer ci bopp ñépp ndax nag ñeent dafa am ku ko def doo ci jëlee ndam naab ab ragal
xoqatal jàmbaar faj ku rep bëgg a xañ ku yàlla nar a jox ku ko def doo ci jëlee ndam